Papa Demba Thiam dellu siwaat na waaye honneur aux dames ndax dañu fi am suñu jigéen Adja Penda Mbow Penda dalal jàmm. jërëjëf Abdoulaye Cissé maa ngi nuru sama frère Papa Demba Thiam di kontaan di bokk moom plateau di leen wax ne TFM de moom dafa mel ni rek man dama lié benn contrat ak TFM ndax lu ñëw rek dinañ ma woo bu ma neexee dinaa ñëw bu ma neexul dinaa ñëw kon nag waaye nag Youssou Ndour day sama càmmiñ xam naa ne loolu it yéen ñi ñëpp ngeen nekk sama ay càmmiñ loolu tamit ci la dëgg-dëgg. ñuy rafetlu tamit yitte bi ni ñu ko mayee ñu wax ni sax ce matin. amoon na nu muy demee doon nga nekk ak ñun ndax sollicité woon nañu la. nga nekkoon ci soutenance su thèse boo xam ne c'est un plaisir ñu wax ko fi c'est un confrère bu doon soutenir thèse de doctorat. doctorat unique en sciences politiques. muy thèse bu Yoro Dia journaliste. bi doon soutenir thèse sur le thème titre bi mutation critique d'une démocratie de Sisyphe sociologie politique d'un basculement de l'état légal à l'état de droit. waaw jury bi professeur Serigne Diop moo ko dirigé je pense que professeur Serigne Diop quand même c'est l'un des plus grands spécialistes de premier ministre. ci wàllu xam-xam rek. ak ci nu état du doxee institution du doxee. rapidement seen jury thèse Yoro Dia bi naka la mujjee ci présidence su. thèse bi nekk na thème bu am solo thème bu nekk d'actualité parce que dafa mel ni thèse bi moom daf ko bind ngir fi Sénégal jaar depuis bi ñu amee indépendance waxuma indépendance waaye 1962 bi nga xamante ni Senghor ak Mamadou Dia tàqalikoo nañu. ba sunu jonn yàlla tey naka la démocratie bi di doxe ak naka la état wu Sénégal tëdde loolu la doon càmbar ak li nga xam ni dafa yaakaar ne xëj na avancé nañu waaye avancé wuñu parce que dañuy delluwaat rek ci loo xam ni waxoon nañ ko démb ba bërki démb di ci dellu dafa mel ni mbirum élection dafa xaw a gëtën réew mi ba nga xam ni moom énergie bi ñu waroon a mobiliser def ko ci développement mënuñu ko ci def thèse bi nag professeur Serigne Diop a nga fa woon Alioune Badara Diop mooy ki nga xam ni moo ko encadré moom it nekk spécial science politique waaye Maurice Soudieck Dione moom it professeur bu jógee Saint-Louis def ci liggéey bu rafet tey ku doon nanu xaar Ismaïla Madior waaye mujjul ñëw ak beneen professeur ku sant Thiam koo xam ne ni moom it Abdourahmane Thiam waroon na ci nekk waaye moom dafa tukki man nag ñu invité ma prier ma daal pour ma ñëw ci ndax man nekkuma juriste nekkuma science politique waaye nag historienne laa te historienne laa ak ku dund tamit mbir yi nga xam ne depuis 1962 mën naa ni boobu xale bu ndaw laa li ma ëmp ci Sénégal ci mbirum politique ak mbirum démocratie lu néew la loolu yépp ak su rôle société civile moo taxoon ma dem li ma neex nag ci démarche su Yoro Dia bi mooy dafa nekk xale boo xam ne nii dafa am ambition li may tuddee ambition mooy bi mu nekkee Walfadjri nekk journaliste bu ndaw fekk dëkk nekk génne na département histoire def na fa ñaari at ba mu fa génnee dem defi sesti bi mu nekkee dafa amoon émission bu ñuy tuddee une heure avec mais dafa daan tànn ñi ñuy tuddee ay intellectuel wala ay borom xam-xam di leen ci invité émission boobu mu doon def nag ci ak ay kàngam yi moom moo suscité thèse bi parce que kàngam yooyu la jël ñu mel ni ay ñoom Mamadou Diouf ay ñoom Saliou Mbaye bon mais yaa ngi ci biir Penda waaw ñoom ñëpp daal jël na leen transcrire li ñu def ci loolu nag ci la sukkandiku la mu jàngi woon France en sciences politiques xool nu muy jàppalee Sénégal ci wàllu xalaat te man gëm naa ni lu am solo la politique ñiy def politique war nañu lire thèse bi ba xool lan mooy suñuy ay insuffisance en matière de démocratie parce que mënuñu depuis 1962 duñu avancer fu ñu toll ñi ngi nekk ci waxum élection xëccoo mbiccoo ko mbàlloo alors que mënoon nañu jël tey suñu ay xalaat ko mu dëgër ñu jëmale ko ci développement li may gis Pape Demba di ko bind tout le temps ci wàllu économie waroon nañ ko mën a jël jëmale ko ci économie thèse bi nag c'était intéressant wax dëgg yàlla Serigne Diop borom xam-xam bu mag la ñëw na ci constitution dellusiwaat ci mbirum premier ministre et puis li ci neex mooy muy Yoro Dia muy Serigne Diop muy Maurice ku mu mën ci doon dafa da ngay def ay comparaison entre li am Sénégal ak ci yeneen dëkk yi xool naka la mbir yi ak dimension historique bi maam Yoro Dia léeg-léeg mu dellu ba ci Angleterre ci jamono Jean Santerre ma ni ma indi leen li nga xam ne xam naa ko ci Moyen Âge ak état yi nga xam ne parce que ñoom dañu seen xalaat dañ ko yemale rek ci Europe yemale ko ci France waaye nag ma ni leen nag amoon na ay débat yu historiens yi daan am ay débat yu neex sur l'état africain
ak ay colloques yu ñu daan def sur l'état africain yooyu tamit nañ ciy sukkandiku pour gën a suuxat suñu xalaat ak suñu ay xam-xam ak yeneen vraiment c'est gëm naa ni thèse bi moom bu defee liñ ko ci wax yépp ak liñ ko ci kii bu ko publier dana amal njëriñ ñi nga xam dañuy politique. teew ma fa may xaw na am déception sax ci ñàkk a teewu Ismaïla parce que bëggoon naa Ismaïla Madior Fall quand même. Professeur Serigne Diop, ça aurait été intéressant de croiser les regards sur un plan droit science politique, ça aurait été intéressant mais xëy na dafa am gànt ñu nangul ko aussi. di féliciter encore une fois Yoro Dia. am na itam ci loo xam ne ni maa ngi ko ciy souligner waxuma ko sax ci suba rek ci naa ko loo xam ne nii dafa sukkandiku ci sunu culture. mu war a nekk loo xam ne nii ay idée la ak ay xalaat yoo xam ne dafa war a renforcer lëkkaloo bi ak diggante par exemple bu ñu naan bopp kenn mënu koo xar ñaar. fii réewu waxtaan la dañuy war a waxtaan dellu si na ci rôlu sëriñ yi confrérie yi lépp daal laal na ko ci thèse bi te ci am na lu mu wax aussi lu ñu war a mën a bàyyi xel nee na ñaar ñi nga xam ne ñoo suuxat dëgg état Sénégal ak démocratie bi mooy Senghor ak Abdoulaye Wade. ci seeni jëf ci seeni xalaat moom expliqué na loolu ba nga xam ni bon am Serigne Diop mel na ko ni ko xaw ma Maurice nee na ko waaw ñu Abdou Diouf ak réforme yi mu def yëpp mu ne mais ñoom ñooy mamel yi maanaam bu ñu noon wax ne ay fuñ cëslaay yu ñuy wéeru la Senghor ak Ablaye Wade la te maa ngi gis ne tey ci éphéméride yi ñu ngi naan premier gouvernement 17 septembre 1962 ñu di ko comparer ak tey mënuñu nag ci sama gis-gis di dellu rek ci li amoon ci jamono yooyu kon du ñu avancer parce que bu ñu xoolee tey lu bari même li amoon assemblée bërki démb dañ koy méngaleeg li amoon 1962 te du benn léegi war nañu dépasser loolu ndax am nañu gis-gis yoo xam ni ak jëf taxawaay yoo xam ne ni Sénégal war na romb fi tey ku ñu comparer Sénégal dañ ko waroon comparer des grandes démocraties du monde la xew États-Unis li xew kii parce que dañ ko dund. nekkul ne loo xam ne nii dañ ñu ko jox mais dañ ko xeex di ko dund clandestinité gauche bi nekk fii wax dëgg yàlla waruñu nekk rek war nañu bâtir ay consensus tey nee naa Yoro Dia par exemple tey yow waroo woon yem sax ci lii même de réflexion yi ñu def ci assises nationales yeeg yooyu yëpp war nga ko jël dugal ko sa bibliographie xool lan nga ciy mën a jël pour yokk sa liggéey bi nga def. jërëjëf merci beaucoup Adja Penda encore félicitations Yoro Dia un garçon de Thiaroye mais de Thiaroye à la place des Vosges moom xam na. Yoro félicitations.